شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Sissoko Habbatu Sauda ñëpp ko ràññee ci réew ñu koy félicité waat bu baax a baax 2009 gannaaw ba mu jàngee ca Fass Touré ba noppi la ñëw fii ci Ndakaaru ubbi butiku Habbatu Sauda 2010 mu daal di koy ubbi Gambie 2011 mu daal di dem Dubaï dem jàngi yokk xam-xam 2012 mu daal di am lijaasa ci médecine prophétique lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon jàngale à base de plantes naturelles 2013 mu daal di amati beneen lijaasa 2014 mu daal di amati beneen lijaasa lépp ca Dubaï ca école ba nga xam ni moom la ñuy jàngee médecine traditionnelle li nga xam ni moom la alayhi salaatu wa salaam jàngale yépp ci médecine traditionnelle 2015 mu daal di yokkiwaat xam-xam ca Chine moom Sissoko Habbatu Sauda ba mu ñëwee Chine ñëpp dañu daw topp si ko ne waaw kii xam-xamam bii kat ñëpp dañ ko war a jëriñoo mu daal di fay ñëw daal di fay def ay kéemtaan ci wàllu plante naturelle ak lépp loo xam ne alayhi salaatu wa salaam moom la doon jàngale mu daal di ubbi nag espace bu mag a mag a mag a mag a mag ca Nord Foire rond-point 26 janoo ak ko ñu yëm-yëm bi yéen Sissoko Habbatu Sauda ñëpp ko xam ci Sénégal ñëpp ko xam ca Gambie ñëpp ko xam ca Nouakchott ñëpp ko xam ca Bamako boo amee jafe-jafe constipation buñ lay wax naan da nga am sukkar wala da nga xorom jafe-jafe yooyu yëpp bu nekk am nañu bu koy saafara xaw ma kan de man duma xeeb sama doomu réew xeebuma ko benn yoon ndaxte kat ba mu demee Chine dañ ko topp ndiiraan ba mu demee Dubaï dañ ko topp ndiiraan ba noppi it ñooñu di fa jóge di ñëw di jël si xam-xamam kon nag man xeebuma ko dem leen gaaw mu defal leen consultation xool leen woo leen ko ci 77 661 52 32 wala 77 866 34 78 wala 33 820 34 86 Sissoko Habbatu Sauda ca Banjul ca Serekunda ca Bamako ca Nouakchott ca Bakel fii ci Ndakaaru seeti ko mu dalal sa xel dalal sa xol sa wér-gu-yaram gën a am solo Sissoko Habbatu Sauda ñi koy wër a bari ñi koy seet a bari ñi koy topp ñoo bari waaye lépp à base de plantes naturelles ak li alayhi salaatu wa salaam jàngale Sissoko Habbatu Sauda jërëjëf ci sa laa biir ak sa baax ak sa bokk ak say toppatoo doomi réew mi ak doomi àddina. Ya Rabbi ya Rahman 2019 bii Sissoko Habbatu Sauda bokkoon na ci 44 personnes yi ñu gënoon a ràññee ca Dubaï ci seen liggéey bu rafet bokk ca ñanu nominé ci benn award ñëw leen ci rond-point 26 ci Nord Foire. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar tey nag di am mbégte ak kontaan te wax dëgg fa yàlla toog def plateau bu yànjee nii ñu koy defee fii nga xamante ne si nag mooy CICES si fii si FIDAK di 28e édition foire internationale de Dakar tey nag ñu ànd seeg gan gu mag gan gu sell boole seeg ay jigéen macha allah yoo xamante ne si ñu ngi fii tey ñu bokk ak ñoom plateau bi di am mbégte di am plaisir bokk ak ñoom plateau bi suñu gan gu mag googu nag laay ñëw présenté leen ko muy Sissoko ku ne Sissoko ne Sissoko Habbatu Sauda Sissoko Habbatu Sauda Sissoko Habbatu Sauda di doomu Sénégal ak Gambie donc juddoo Gambie ñëw implanté wu Sénégal depuis 2008 di faj lan moo ko wuteel lan moo tax muy faj Sissoko dafa feebaroon bi mu feebaree mu jug ci feebar boobu am lu ko faj muy médecine prophétique c'est Sissoko ne comme que man kat feebar naa te lii moo may faj loolu di ma faj dinaa ci dimbali yeneen doomu aadama te yeneen doomu aadama yi nga xamante ne si dem nañ ba perte espoir ndax dem nañ si hôpitaux yi sonn nañ dem nañ ci lu nekk mënuñoo faju Sissoko jël loolu def ko arme di ko liggéeyee tey mu jug jàng ci dem bitim réew dem na Dubaï Sissoko dem na Chine Sissoko dem na Inde lépp ngir lan wuti xam-xam enrichir xam-xamam fas yéene ñëw indil ko waa Sénégal donte nag Sénégal sax xam nañ ko waaye Sissoko à l'international lañ ko gën a xamee Sissoko dem na fu bëri si àddina bi foo xamante ne si am na fa ay représentants fu si mel ni Dubaï tey jox nañ ko fa ay award yoo xamante ne si maanaam ñi ko tey fi mu doon jàngee ñooñu ñoo njëkk a reconnaître que ne Sissoko mën na lu muy def te macha allah màcc na ci te defuñu ko benn yoon dañ ko def 2013 février 2013 defaat ko février 2019 donc loolu kenn weranteetu ko nit nag suñu nee ndax baax na dañuy laaj ndax mbokk yaa ko wax Sissoko communauté des Soninké
ñoom ñoo njëkk a ñëw daan ne ko Sissoko kat gis naa ni suñuy mbokk nga te li ngay def am na solo ñun nangul nañ la ko ndax wan nga ñu gis ñu jël benn prix bu am doole bu am solo jox ko Sissoko donc Sissoko du ko ndaw Sissoko nekk na nit ki nga xamante ne si tey jot na ñëpp xam ko tey jot na Sénégal mën a bénéficier wu ci lu baax loolu Sissoko yor ak ay produits yi nga xamante ne si c'est 100% bio 100% naturel Sissoko ñu ngi lay dalal. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Jamila maa ngi nuyu mbokk jullit yëpp ñu fi toog yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant caméraman yi ñu jox ba émission bi mën a am maa ngi leen di gërëm di leen sant ku nekk di leen nuyu ma nuyu leen mbokki saraxulee tamit ndax man saraxulee laa bu ma nuyu si olof foofu ma nuyu si saraxulee maarin sonin ko waxasu kuñin beesu toxonda jammonga xamaren ne kiyani Isaka Sissoko beesu gatu Sissoko Habbatu Sauda o ko liere lenki pour nalli ndi maarama communauté ga taxe kene wondi lenki ngida ñaxaru ngo ñallemu nkappallemu pour ona hokuna xadangani ki battale ngono golle kay aywa Jamila kiyani ndasoro so kuñi jërëjëf Sissoko gis nañ présentation bu am solo boobu Sissoko def non seulement que def na ko ci olof waaye tamit def na ko ci làkk bi nga xamante ne si moom la nàmp muy soninke plateau bi nag ku ko gis xam ni ay jigéen macha allah yu yanj ñu ngi fi borom muuru yu taaru yu macha allah donc ñi fi nekk ñëpp nag dañoo nekk ay jigéen yi nga xamante ne si ku ci nekk làkk bi ngay làkk bokkut ak sa morom ku ci nekk am nga benn làkk ba nga xamante ne si moom ngay làkk te loolu dafay wane ni rek Sissoko ñu koy consommer dafa bëri Habbatu Sauda bi ñu koy consommer bëri nañ donc te ñi ñuy waxal nekkuñu kese ay olof donc am na ay anglais am na ñoo xamante ne si ay saraxule lañ am na ñoo xamante ne si ay français lañ donc ñooñu ñëpp tey incha allah dinañ jéem a communiquer ak ñoom expliquer leen lan mooy Sissoko Habbatu Sauda ak lan mooy njëriñam incha allah donc ñu ngi jël kàddu gi jox ko Fatima Doucouré mooy suñu représentant boo xamante ne si moo tey mooy communiquer si anglais donc lépp loo xamante ne si mooy waarlu taar ak taaral si biir entreprise yu Sissoko Habbatu Sauda moom moo ko géré Fatima welcome. Sending out my greetings to everyone and welcoming everyone as well. So today we are here all for one goal, which is Sissoko Habbatu Sauda, the company that we are all here representing. So the company is well known all over the world, and not forgetting where Sissoko started from, which is Fast Touré here in Dakar, Senegal. So that's where he did his studies, and after that decided to travel throughout the world, countries like Dubai, countries like India, countries like China, to learn what he knows, to bring it all to us, to heal us all. So I work at the base in Dakar, Nord Foire Yeungoulène, in the side of beauty, for the ladies of course, so we are all here for you all. Wassalam. ok jërëjëf gis nañ présentation bu am solo boobu Fatima def ko ci kàllaamay anglais maanaam ñu dégg anglais tey dinañ communiquer ak ñoom dinañ xam bu baax lan la Sissoko di def ak lan mooy njëriñ Sissoko donc dañuy jël kàddu gi jox ko ki nga xamante ne si mooy Ñuma madame Ñuma ñu ngi lay jox kàddu gi moom elle va communiquer en si kàllaamay soninke comme ça soninke yi léegi dinañ mën a gën a comprendre. wa barakatuhu maren coninko oy bani sukuñen tan toxon na jamm oy bani sukuñen tan taxo dingirangam lenko yalli katti hay pour na talam faram pacc hadanga na ko hadanga serebe gani Isaka Sissoko igatina danga Sissoko Habbatu Sauda ha sudu mugu Sissoko hada fo gibe mugu Sissoko kibara nga sima Sissoko seren taka présenter na hay melenki oriata pour na talam faram pacc hadanga Sissoko dangiro ko ado Sissoko gër kebe de beri maga kiñe lenki ak kiñe raxe kay lenki wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. macha allah am na solo kooku mooy Ñuma Jaaxo moom moo yor lépp loo xamante ne si mooy wàllum pharmacie biir entreprise Sissoko Habbatu Sauda donc ku ne xam na ne Sissoko nag yamul Sénégal kese Sissoko dem na ba Europe donc am nañ benn représentante boo xamante ne si moom moo géré lépp loo xamante ne si mooy pôle Europe ñu koy wax Fatima Samassa ñu ngi lay jox kàddu gi Fatima. Mariam Samassa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Machallah, nous sommes sur le plateau. On voudrait vous présenter qui est Sissoko Habbatu Sauda. Sissoko Habbatu Sauda, plus connu sous le nom de Isaka Sissoko. C'est un jeune entrepreneur qui a créé cette société qui est de la médecine prophétique. Il a fait ses études à Fast Touré, puis il a continué à Dubaï, en Chine, en Arabie Saoudite, un peu partout dans le monde arabe. Vraiment pour
apporter sa touche personnelle en tant que jeune africain à la médecine prophétique. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est que Sissoko Habbatu Sauda est international. Il n'est pas seulement en Afrique, il est aussi en Europe. Donc alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce jeune entrepreneur que nous devons tous aider, qui est Sissoko Habbatu Sauda. Machallah, merci beaucoup Mariam, merci beaucoup. Donc voilà, donc nous avons aussi un représentant du Congo. Elle s'appelle Khadija Doucouré. Donc Khadija Doucouré, elle est la secrétaire de la direction. Donc Khadija, bienvenue. Merci beaucoup. Lelo nazali awa, nasulobana bino na Lingala, na pisi bino nyonso tumbote. Malgré wuzu kanisa, ok, mtu ya lubaka Lingala, mais kozali na Pointe Noire, Brazzaville. Lelo kozali salamu sala na Sissoko Habbatu Sauda, entreprise yango. Salamu sala na PDG yango moko Ishaka Touré, atangine na Fas Touré, akei na boka mingi, kozana ba Dubai, kozana Saudi Arabia, kozana Japan, kozana Chine. Donc bino moko bokoy ka imaginer atange pa inyoso lelo azongisi yango na Afrique, azongisi yango na Europe, azongisi yango pa inyoso pana salisa bino sikoyo ko vani na biso awa ngai moko na za secrétaire Sissoko Habbatu Sauda et puis nazulo wana bino nyoso nazo binga bino nyoso buyaka et puis butala ba produit na ye. Assalamu alaikum. Machallah donc kooku mooy Khadija machallah donc moom làkk bi muy làkk mooy làkk bi congolais di làkk donc tey kontaan nañ franchement kontaan nañ si am plateau bu yanj bi dalal suñu gan gu màgg gi nga xamante ne si machallah mooy Sissoko nag ku xam Sissoko xam ni dafa jàng alxuraan machallah ba wàccee ko te fan la ko jàngee fii Sénégal fu ñuy wax Fass Touré foofu la ko jàngee entreprise am bi mu koy implanté mi ngi ko implanté fii nga xamante ne si Dakar la Nord Foire yëngu leen tey ku soxla produit Sissoko Habbatu Sauda boo demee foofu di nga ko fa fekk après foire bi bien vrai que ñu ngi woon si foire bi te ku ñam produit yi di nga xam ne produit yi du ay produit caaxaan donc te gis naa ni ñi ko xamante ne si ñam nañ ko bàyyeetuñu ko donc bëri nañu toog ci plateau bi ñoo xamante ne si Sissoko am na fu mu jaar ak ñoom macha allah donc Sissoko daal Sissoko Sénégal la Sissoko àddina bi yëpp la macha allah. Donc Sissoko xam naa ni nag dañuy am ay questions yoo xamante ne si dinañ ko poser yoo xamante ne si xëy na am na ñoo xamante ne si dinañ ko poser souvent ndax day am ñoo xamante ne si dañuy bëgg a xam Sissoko lan moo nekk si ginnaawam Sissoko lu tax Sissoko lii Sissoko laa donc loolu yëpp dinañ si ñëw ñu mën a xam Sissoko lan moo ko motiver aussi ba nga xamante ne si bëgg na ñëw liggéey si li nga xamante ne si mooy Habbatu Sauda. Sissoko question bi ñuy njëkk a poser ñu ngi koy poser si par exemple Sissoko lan moo la motiver ba nga bëgg a dugg ci médecine prophétique parce que ku xam Habbatu Sauda xam ni temps yonent bi lañ ko daan utiliser tey bu ñu ñëwee ba benn un jeune africain sénégalo-gambien donc je peux dire ñëw indiwaat loolu noonu di ci def ay miracles yu extraordinaire franchement dinañ la laaj loolu nan la dikkee en fait nan la dikkee ba nga war a mën a xalaat ne lii Habbatu Sauda bi mën naa si def mën naa si faj te effectivement sax faj nga si def nga ci loolu yëpp mais dañ lay laaj lan moo la poussé woon quoi à ce que yow nga def loolu. alhamdulilah rabbil alamin maa ngi nuyu mbokk yëpp delluwaat si yéen laajte bi nga ma laaj ni du sa laaj yow rek. képp ku intellectuel képp ku xamante ne bii xam na àdduna bu baax bu gisee âge bi ak liggéey bi fu mu toll ak miracle yi ñuy def foog nga laaj bi jërëjëf kontaan na si laaj bi trop maanaam Sissoko Habbatu Sauda tey bi ñu koy wax li tax ñu bàyyi yoon yëpp jublu si yoon bii bi si njëkk man mii wax ak yéen man mii maa feebaroon jëm naa faju fu nekk si àdduna bi yàlla may ma wér gu yaram yàlla mu ngi dugal sama wér si affaire Habbatu Sauda bii si médecine prophétique bii ma gën ko jàng gën ko liir gën ko gëstu bu baax a baax bee la dogal tey ma mun si faju bi ma mun a wér kon bu ma gisee wér naa ma commencé may waajur nga xam ne ñoo ma jege ñoo xam ne daan nañ faju ay at balaa may juddu sax fekk na ñu ngi feebar ñoo ñu faju ba wér ma gis ne lii nekkul caaxaan kon lii war naa si gën a jóg gën si gëstu gën a xool jamono jii nga xamante ne dañoo wax ne dosage problème na si médecine traditionnelle ñu fexe ñu dem yokk xam-xam si réew arabe yi fii Dubaï laa jànge naka lañ defaree karité Dubaï laa jànge naka lañ war a utiliser lem Dubaï laa jànge naka lañ mélanger lem
tubay laa jànge garab yi nga xamante ne bi dañuy faj te yàlla moo ko wax si alquran ñu ci sallallahu alayhi wasallam wax ko si ay hadis ñu def ay miraculeuses ñuy faj ay njabar di faj ay liggéey di faj ay problème yi rëy si doomi adama yi tey te mu teg alquran ak sunna si garab yooyu laa ko gisee si téere yooyu laa ko gisee loolu moo tax tey ma bàyyi yoon yëpp jël yoon boobu ndax ku jël yoon boobu jël nga yoon bu jub yoon bu sell boo xamante ne bi doo si am benn problème ndax yëpp si naturel la jógee si naturel la delluwaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne yàlla wàccul feebar lu dafa wàcce garabam ku xam xam na ku xamul xamul moo tax ne man ma jël yoon bii te bu ma ko jël ak léegi fukki at ak lu topp aw ma si benn recruté bés bu nekk résultat rek lay am yokkute rek lay am lii moo tax tey ma jël li fexe tasaare ko si adduna bi yàlla mu ngi ma si jàppale tamit. macha allah Cissokho wante nag ku ne xam na ni Cissokho buy wax du wax ak ñun kase olof yi wala ñun nga xam ne dañuy wax olof wala dara mais Cissokho est-ce que li nga wax ni mën nga ñu ko expliquer si làkku soninke pour ñi nga xamante ne si ñooy say mbokk mën a xam réellement jël li ngay wax mooy lan. alhamdulillah rabbil alamin mari ñaxare ke jamila da ke bitirinde olohon xanne key ati man xani Cissokho anga da ki killi raga na killen su tokono na maliki killi bane nanti Allah soro njaranti Allah farse ni njarandi killenga nti ngira ñaxare ke nkey miato entenni njaren ko sellene Allah din sellen dangi ndoki killa battenga nga jare nga selle nda kitabu nun qara ndim manu jar nin sar nun jara isa nsar nu kusalle nday nanti ke dangi taxendi nkayil to ko talla murno parce que gati suru ko dangal denki fatam bin nyitte ana tornya sabu no serenga anta utundi mo nyatu ma do sazke anga xaw kebe wuttu haqqebe wuttu anta kentu anga na kentu su anta sere baramana anta no problème no gondi nki da ki ñaaxe muru ki xarte gade bar ni mo gobe ndaki xara Dubai yaagi ki ga mélange ni mo gobe ndax xara Dubai yaagi nsirenni mbar est ce que anga na ho gabe utan tan torno ba ndaki xara Dubai yaagi nga mbir sene mo gobe itubi nga kapay ke pompe be gay kundu ndaki su xara Dubai alla de manden kamma yogon watini ay Cissokho ndake tu yere ay ada tukuna nono ndake xara jaman palle nda tu no nyay nyime da kahume nda soro njara iselle soro nga sakita nda nanti kin killay kille telengonte nyani chimique produit chimique ntana gondi man toronta da halle awa soro na hana kinya sigi Cissokho ki kille wutu akanda ki kille wutu len kinara na hamba nan sarna no gondi miracle soro nga jarne wa sellene nda Allah tiga nda mama na sunu ko xatiga kenn machallah Cissokho jërëjëf explication yaakaar naa leer na si question boobu noonu wante comme que dañoo am ay représentants yi nga ñoo xamante ne si tey ñu ngi si plateau bi toog te dañuy làkk-làkk yi nga xamante ne si am na ñu mën a communiquer ak ñoom déjà kon ñu ngi koy jox Fatima Doucouré mu expliquer li nga xamante ne si loolu la Cissokho tontu ñu mën a xam réellement li Cissokho doon wax lan mooy njëriñam li mu tontu par rapport ak suñu question bi Fatima. As the question was set out to Cissokho, and in the brief of his response is, if you see that he stood up today and decided to go into the prophetic medication, which is the base of Habbatu Sauda, it's because himself was in a situation where he was very ill and looked everywhere to try and find and searched in different places to try and heal himself, but unfortunately to no avail. But finally he got to the Habbatu Sauda, treated himself, and alhamdulillah he got well. So that's when he took the initiative to work with the Habbatu Sauda, go to Dubai, learn how to mix the medications, and then created his brand, which is known today as Cissokho Habbatu Sauda. So that's what it is, Jamila. Thank you Fatima, thank you. Je pense que moom aussi tamit li mu expliqué ci anglais leer na nañ anglophone yi xam naa dinañ la dégg bu baax léegi nag ñu ngi jël kàddu gi jox ko ki nga xamante ne si mooy ñuma comme que yow da ngay wax Cissokho si da ngay wax si soninké c'est vrai que expliqué na ko mais boo ko mënee li mu wax ni nga tënk ko ci ay quelques mots rek nga xamante ne si nit ñi danañ comprendre réellement Cissokho li mu doon wax d'une manière très brève. maren choni ko comme Cissokho ga gir kebe ko tanata lam faram pacci khadanga fonne ati Cissokho ti golle ka girno ko be yimmiantoy Cissokho nyimmiantoy adaga médecin ni ci bangi adaga
docteur nkani adaga nokkusu pour nanjare akori sahankitana ha agoro fare njarande ke agoro habatu sauda kiani agar sahankita kenyan ciga aga giri aga ti pour manen kaganti soro ndemana soro beni gata honi di watte ila samante gata honi kani daga nokkusu iti kuri watte ngalla pour manen kaganti kun kamani ndemana ni jara kenyan da sisoko habatu soda rondi fare njarande ke lenki hayi maintenant sisoko habatu soda daga debu gobo noko begani Dubaï noko begani Inde noko begani Chine. Ok, merci beaucoup Nyouma. Merci beaucoup. Alors nous allons donner la parole à Madame Mariam Massamassa. Donc je pense que vous avez bien compris la réponse de Sissoko. Donc je pense que vous pouvez exprimer comme que vous êtes en France, en Europe je peux dire. Donc vous pouvez parler à vos clients d'une manière très claire et très brève aussi. Donc Sissoko, il nous a expliqué auparavant que lui-même il était malade. Et c'est suite à cette maladie qu'il s'est dit pourquoi ne pas se guérir naturellement par la médecine prophétique. Donc il est parti lui-même, il a cherché les combinaisons, les produits adéquats à sa maladie. Une fois guéri, il a dit pourquoi ne pas en faire profiter à ma communauté. Donc il a étudié, il est parti étudier à Dubaï comment mélanger le karité, le miel et la pompe miracle, qui sont aujourd'hui nos produits phares, qui guérit énormément de personnes. Donc Sissoko, il expliquait aussi qu'aujourd'hui, quand tu prends du miel ou tu prends un karité, c'est pas seulement prendre un simple miel ou un karité, il faut un dosage précis. Et ce dosage précis, il l'a appris. Il a fait des longues études à Dubaï pour en avoir aujourd'hui un très bon résultat. Donc suite à ça, il a créé la société Sissoko Habbatu Sauda, qui est mondialement connue. Très bien, Fatima. Merci beaucoup. Donc voilà, nous allons donner la parole aussi à Madame Khadija. Donc Khadija, on a posé une question à monsieur Sissoko, donc dañ ko laaj. Donc yow da ngay waxtaan ak ñi nga xamantene ci ñoo dégg légui yow waxtaanal ak ñom nga expliquer leen lan la Sissoko tontu biñu ko laajee lan moko xiir ci mu def li nga xamantene ci moy garabam à base de Habbatu Sauda. Mandekunoso binonyoso na libanda batuni e question panini lelo atilimi abandi ko sala musala oyo ni nazanango lelo réponse na ezalaki kaka ke ye moko abela ke nako bela wana nyonso a esikuluka ba solution akuti yango te jusqu'à wapi moni na Habbatu Sauda wana esalisie na wana akena na Dubai akikutanga ba bloco nin ko zanango na ba karité nango ba miel mantango ba pompe na biso nini tekana maka très bien et puis sala ke pe zanango efficace aussi batu bazu mona résultat nango bref ezalaki wana nina lobby yemoko. Machallah, je pense que c'est Madame Diallo Ismatou Ba. Madame Diallo gis nga ni Sissoko dañ ko laaj lan moko xiir si mu joxe mu def ay produits à base de Habbatu Sauda. Il a présenté ses produits phares, expliqué lu tax léegi duñu bëggoon nag yow par rapport ak loolu noonu xalaat bi nga si am nga waxtaan si ak nit ñi nga xamante ne si ñoo ngi ñu seetaan tuuti loolu leen si mën a wax lu gàtt rek loo xamante ne si dinañ ko mën a téye. Merci Jamila. Avant tout dama naan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maa ngi nuyu tey jii ki nga xam ne mooy suñu njiit ki waral plateau bu yanji bii nii et aussi sama mbokk naataango yi nga xam ne ñoom laa ko bokkal. Liñ fi wax moom wax dëgg fa yàlla mooy parcours bu riche bi nga xam ne Sissoko Habbatu Sauda def na ko. Et aussi man je dirais que Sissoko Habbatu Sauda nekkatul ki nga xam ne dañ koy présenter ndax tey ji ñii nga xam ne ñooy ay clients am sax ñooñu gën a mën a wax tey ji kan mooy Sissoko ndax tey ji utiliser nañ produit Sissoko xam nañ njëriñ bu ci produit Sissoko. Et aussi mbokk yi ni ma leen ko waxee rek produit Sissoko Habbatu Sauda nekkul produit bi nga xam ne dafa tëb rek def ko dafa dem jàngi am ci ay diplômes yu leer nañu na donc c'est des produits nga xam ne c'est à utiliser. C'est des produits yi nga xam ne c'est 100% naturel 100% bio à utiliser. Il y a pas d'effet secondaire da nga ko utiliser ci jàmm ak salaam man daal ni ma leen di mën a wax rek mooy ñu jéem a booloo jéem ko jàppale parce que tey ji ndaw bi nga xam ne la ndaw bu am fulla la et aussi li nga xam ne mu ngi koy def am na solo torop ndax tey ji njëriñu àdduna bi yëpp la. Asalaamaaleykum kon xam naa ma jëlaat kàddu gi rek jox ko ki nga xam ne mooy Jamila. Merci beaucoup madame Diallo nee naa ko toj nga fi li nga wax rek déjà waroon na tax ñu kii déjà donc ñu ngi koy wax
monsieur Cissokho xam naa ni tey question yi dina bëri waaye foog ñu waxtaan ndax ñëpp la soxla woon ñëpp la bëggoon a gis tey gis la yombul sax waaye foog ñu lay gis di la laaj yenn saay di taxaw ci place yu client yi di taxaw ci place yu ñi nga xamante ne si tey ñooy toog naan benn jeune bi nga xamante ne si moo nekk africain nan la mën a nekkee foo xamante ne si tey mooy représenter Afrique à l'international donc c'est pas facile waxantuma la ak si métier bi nga xamante ne si métier prophétique la médecine prophétique lañ koy wax autant pour moi donc Cissokho ku ne xam na ni entreprise nga yor te macha allah bu mag nga tey bu ñuy wax entreprise su Cissokho Habbatu Sauda dafa nekk entreprise ba nga xamante ne si am na ay représentants ci 15 pays xam nga fukki réew ak juróom entreprise bu ko représenté rek boo xamante ne si am nga fa ay représentants rek cela veut dire que ne entreprise bu mag nga donc mën nañ ci compter 8 yoo xamante ne si ñu ngi Afrique am nañ 4 wala 5 Europe donc am nañ 2 Asie donc loolu yëpp Cissokho mu lay leer ni am na ñoo fa teg ay ndaw yoo xamante ne si yaa ngi leen di jox seen chance ñuy liggéey mais Cissokho tey boo ñu doon wax ci ñooñu noonu nga jël di leen liggéeyal est-ce que mën nga compter nombre bi employés yi nga am. alhamdulilah rabbi alamin comme ni nga ko xamee man ñi ma am si employé bari na te ba pare réew bu nekk am na ñi fa nekk man ñaar façon employé laa am employé yoo xam ne dañuy liggéey seen bopp seen kër ñuy am naa leen am employé yoo xam ne dañuy nekk sama loxo ñuy xëy si di ñëw si di dem di ñëw am na façon boobu tamit am na yoo xam tam dañuy jël di dem jaay ñekk seen kër yi kon su ma ko di lim tey ñi nga xam ne ñu ngi am seen wërsëg si Soxba Sauda bés bu nekk ëpp na 200 personnes macha allah si àdduna bi boo ko bëggee xool tey waaye si kaw loolu yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ak man mun nañ néew lool waaye ñi nekk si gannaaw mun nañ bari lool ñu ëpp fuuf bokkuñu sax mun naa am soo ñëwee si benn plan nga fekk boobu ñeenti nit waaye buñ la waxee ñu nekk si gannaaw ñooñu da ngay yéemu alhamdulilah loolu moom dañoo gis ne liggéey bi laajul pour tëj dafa laaj pour ubbi ndax ñu bëri ñooñu soxla bu demee am naa 35 personnes xam ne ñu ngi France te man xaw ma leen sax Mariam Sama Sami sax moo leen xam man xaw ma leen mun naa mosuma leen gis wala su ma leen gis tamit du ma leen xam sax ñoom ñooy Cissokho man si sa emploi dama jaay sa produit fekk man xaw ma ko kon loolu jéglal yàlla la nga dem ba am ay liggéey ñu ci liggéey seen wërsëg si yow ba xàmmeetu leen wala xamoo leen wala mosoo leen gis sax loolu sant yàlla bu rëy la kon si Soxba Sauda tey entreprise jeune la ñu ngi pare pour dem waxuma la sax Afrique waaye adduna bi lañ bëgg a wér macha allah fu nekk réew boo compté tey mu am si soo xam foofu représentant waaye loolu moo tax léegi pour nga mun la limal exact la ne nii la dina jafe lool ndax bëri nañ macha allah Cissokho parce que ku ne entreprise la ba nga xamante ne si 2008 lañ ko créé tey mu mën a def loolu yëpp si ay nombre d'emploi donc di dimbali ay jeunes loolu macha allah Cissokho loolu ñu ngi la siy félicité bu baax di la encourager aussi donc di joxaat kàddu gi rek comme ni ma ko defee woon sànq ndax am na ñi nga xamante ne si aussi tam lu Cissokho wax dañuy bëgg a xam lan la donc dañ koy jox ki nga xamante ne si mooy Fatima mu traduire ñu li Cissokho wax en anglais Fatima. So basically, the question put forward towards Mr. Cissokho today is, how many people has he employed in his enterprise over the years that he's been working, which is since the year of 2008. And unfortunately, from him, it's impossible to count. Because there's people that work for him that he's not even aware of. There's others that he's aware of that are under his payroll, and others that have purchased the product, took the initiative to sell the product without him even knowing, and he's very grateful for it. So that's just it. It's a widespread enterprise, and we welcome everyone to it. Mashallah, it's good. Yeah. Cissokho, mais xam nga Cissokho déjà tey bu ñu waxee ci anglais ba pare mais Cissokho souvent dañuy xam ne Cissokho am na benn nombre bu mag boo xamante ne si ay mbokkam lañ muy soninke ku ne xam ne ne sénégalo gambien nga donc mënul ñàkk nga communiquer ak ñoom est-ce que tey li ñu expliquer ci sa côté emploi yi nga am ak yooyu noonu est-ce que mën nga ñu ko expliquer ci soninke tuuti. alhamdulillah rabbil alamin mari sunu ko dem la ngata biti ci zakon do adin tirinde ati suro mani men gollinin ke maka nteda ngani ngana na ko zakon la way tromper ne parce que serenga be ngan gilli le ngana kare igi war jaay kita Soxba Sauda maka arwa ngena yugo wadi agol ni meda ngani arna yugo wadi atawni kanya no gondi kene pour na norme ke me ko xotuna honne yugo wadi tanjige soro kare gi wadi inke dar kuntu madame sama sabe ga France
akinga kunyogono tu kunni kanyo no ni ka gollini soka ba sauda no gondi o ampla ku kuimeranta kunno aro ngana ngana dingra le mane go na so kara gino awa golno nga bari wona ko so kara kibi sele biga halle aga biga benyane oranta su kunna kadangani nyiki nya ko ni dangani nta alhamdulillah rakin Allah tigi ho qore baru wa hakle nga kibi kama kinna nasu kita wax la nga kibi kama kinna so ba sauda na partout ce soit nga jamani so nga na murta nakata kita kiani jabi ndeki nga da jabi kebe sun kan xamnendi maren sunun ko kiani machallah légui nak on va si soxo expliquer nako ci soninké ku ne xam na ni soninké lakam la lolu la nampu donc c'est normal xamna ni bu communiquer ak ñom sax bobu lañuy gëna contane donc am nañ ben représentant bo xamantene ci sank ba légui ma ngi leen koy wax ben représentante la wax sax donc koku moy gérer lepp lo xamantene ci moy côté Europe moy Fatima Mariam autant pour moi, je dis souvent ça. Autant pour moi, d'accord. Est-ce que vous pouvez traduire ce que Sissoko vient de dire? Sissoko vient d'expliquer qu'aujourd'hui, il ne peut pas estimer le nombre de personnes qui travaillent pour lui. C'est un nombre inestimable. Parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, je prends l'exemple de la France, on est sur un nombre d'à peu près 50 représentants. Ces 50 représentants n'ont pas de magasin. Ils travaillent chez eux à leur compte. Sissoko ne les connaît pas. Il ne peut pas connaître tout le monde qui travaille pour lui. Moi, je peux les connaître parce que je les ai recrutés en tant que représentants, mais lui ne les connaît pas. C'est un ordre hiérarchique. En Afrique, on a des gens qui travaillent dans des bureaux. Au Congo, on a des gens. En Mauritanie, dans plusieurs pays de l'Afrique. Donc, machallah, comme il disait aujourd'hui, il veut conquérir le monde entier. Donc aujourd'hui, il estime qu'il aura beaucoup d'employés un peu partout dans le monde. Donc tout ça, c'est du réel. Donc on dit alhamdoulilah. On espère que tout ça, ça va être dans les futurs projets. Donc, alhamdoulilah, donc ça prouve que vous êtes concentrés et puis le débat est... Voilà. Donc, je vais donner la parole à Madame Khadija. Madame Khadija, voilà, vous parlez souvent avec les Congolais. C'est un lac national. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer Dengala, Lingala. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez dit sur le nombre d'employés qui sont ëpp na 200 presque ñoo xamantene souvent dañuy liggéey pour ñom est-ce que lolu mën nga ko expliquer ñi nga xamantene ci moy sa mbokk congolais yi nga xamantene ci yow ya leen fa nekkal okay question wala batuna ki sikoyo na entreprise na combien de batu basala musala wapi azali yemoko ayebi yangote pana kuzana 2 jours ya batu misusu nani bayakaka jour à jour que sala musala et puis il y a batu misusu nani basala ka musala à partir de ndakuna bango donc wapi ko zali lelo to koy ko lobano ya set ya batu oy nani bazo sala ya batu oy nani bazo salate iza yango nini za kuna et puis loko misusu ni et puis abakisi izake jour à jour ozo mona batu nani bayaka ka bazo sala musala mi bazo sala musala à partir de ndakuna bango amona ka bango même pate na wani lakisa makaka entreprise yango ezekola jour à jour mois à mois année à année et puis que je remercie Ndiambe d'accord léegi Sissoko te laaj dina metti de dina la laaj bu sonn شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا يا رب